gis mu baade loola street ghetto laa ko roote sama rab ak li muy meññ ñàkk Baay Faal moo ko roose mënuma ñàkk nekk xakko saf-saf ni Garga Mbossé du kimpi te du jiwe mel na fal la sama paradise jeggi raay bi dugg teel a xeebaat seeni paradise sam faal ku di ba bët set nari dolli jëwin dëbee café Touba zikrullahi Baay Faal yi cant lëmbe toogaay meri ci buntu kër yi kuróom bu sëgg di leen móolu nandey toog ci bopp koñ bi rey mu deey la ñuy góolu gel yi yom ni doomu dof gaaw ci ubbi jox seen bopp dañuy biir soog a yeew wax bu leer la ci say nopp dalal jàmm ci suñu chaîne Paris Dakar TV. yow salaamaaleykum maa lay siyaar déjà si dalal ba ñu dalal di wax waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi scotché war a seetaan émission bi ñu war a weccoo xalaat war a yaatal bisimilah. mais gas Khelcom jusqu'à vécu expérience bi yàgg na lu fi xew bari na tey boo bëggoon a résumé rek kii bi bu gaaw résumé carrière bi lan mooy doon résumé bi. bon je dirais que résumé bi mooy benn ndaw boo xam ne dafa teel a ñàkk papam gisul yaayam mook maamam ñoo nekkoon donc en quelque sorte il était seul mais ci ay valeurs yi ñu def si moom tax na am na benn parcours boo xam ne bu am solo boo xam ne def na ko ci liggéeyam avec toute modestie boo xam ne bu amee lu ñu may reprocher tamit du ñàkk parce que nit laa damay faqasalu mais du bëri et je pense que li am solo si dund doomu aadama moom mooy loolu moom mooy nga dund ba jóge fi ba ëllëg nit ñi bu ñuy wax si yow wala boog mu am loo xam ne lege nga ko ñi nga xam ne ñoo ñëw après yow et je pense que lege boobu nag mun na nekk loo xam ne lu ñuy laal la mu nekk xaalis mun na nekk loo xam ne peut-être xam-xam la mun na nekk loo xam ne expérience la mun na nekk loo xam ne vécu la dund la et je pense que man loolu mooy li nga xam ne loolu laa bokk ne si li ma jàpp ne dinaa ko léegi ñi nga xam ne ñu ngi ñëw parce que ak toute modestie su ma toogee tey di dégluwaat sama son yi ma jot a def yëpp démb rek maa ngi partagé benn morceau bu ma defoon en 2011 mais dama ko partagé nii rek mais ba mu ñëwee xool gars yi duñ ko partagé waatee après même wax bi mooy ñëwaat dara changé wul dafa mel ni que yow maanaam da nga am xam-xam da ngay wax loo xam ne ñëwagul. donc je pense que loolu nag du ñun parce que dañu yàgg di teewlu suñu bopp am luy waxee su ñun loolu di waxee su ñun nag moo dem ba mëdduñu ba tax na suñuy wax mënul fexe lu dul feeñ ci loolu ñu bëgg dañuy gis ne affaire da nga bëgg affaire yàlla mais c'est pas ça nit ku mënul gàll lu dul lu mu nàmpul nit ku lu mu nàmp rek lay gàll. parce que day mel ni sax Gaston visionnaire la yow comme li nga wax tout à l'heure day am texte yoo xam ni 2003 la 2007 mais tey dañ koy dundaat par exemple ma jël benn texte jàngoro jamono ji tey gas bu en l'instant ñu ngi 2022 jàngoro jamono ji c'était en 2007 je crois est-ce que tey boo ko doon bindaat am na dara loo xam ni loo ciy changé la. non doo changer virgule loolu mooy différence su bind bu njëkk ak bind léegi parce que ñun bu njëkk bi ñu doon bind. par exemple je vais prendre un morceau comme code pénal bind naa ko presque 5 ans waaw parce que damay bind premier couplet bi parce que dama doon toog ak ay mag surtout loolu dama doon toog ak ay mag yoo xam ne dañuy waxtaan dañu xam démb léegi si mag yooyu laay tataane dama doon déglu ay émissions yu mel ni diina ak jamono bu Sidi Lamine Niass dama doon taataan bu bëri léegi su ma bindee damay am sama expérience personnelle mais damay dem documenté wu kon ni ko nit ñi di defee quoi mais ku su nekk ak manière bi nga koy defee rek mais ñun dañ doon documenté wu moo loolu doon dox lu ñu doon bind dafa doon lalu si xam-xam loolu moom mooy benn bi ñaareel bi aussi mooy suñu écriture dafa doon am fil conducteur maanaam bokkul ak léegi nga xam ne da nga yor sa portable jékki-jékki benn punchline la ñëw sa xel la nga bind ko beneen punchline ñëw nga bind ko beneen punchline ñëw nga bind ko donc boo defee texte dina ne dem punchline bi mais son bi du am yukk maanaam da ngay sotti di coq à l'âne lu ñuy wax fil conducteur bi doo téye fil conducteur bi te bindkat dëgg dafa war a téye fil conducteur bi boo nekkee ci benn vers ba war a jóge ci vers bi pour dem beneen vers dafa war a am mot de transition boo xam ne moo lay jóge ci vers bi pour yóbbu la ci beneen vers ba pare nga rester ci sujet bi ba tey donc loolu yëpp tamit xam-xam la loolu yëpp jege ay kayti la jege ay iba la xam nga jege ay mataar la kagulaar la loolu yëpp aussi jege ay mag ñoo xam ne tamit ñu ngi doon ñu kon ku mel ni Cheikhouna mooy grand frère nem si yàlla Bourba Jolof xam nga xam ne c'était une personne très spirituelle man tey ji mën naa xam ne sama spiritualité sax booy xool dëgg fu mu jógee ci kër googu la parce que c'était benn grand la boo xam ne ñun dañ doon musique mais kenn ñemewul woon
toog si kër gi waxtu julli jot te doo jóg dañu lal sa jaar da ngay rus sax même boo julliwul sa kër sax bu ñu la jël te obligé nga jóg si teen bi root satale bi jàpp julli donc loolu ñun moo ñu def tu vois am na ñoo xam ne nag leneen moo leen def donc affaire yi du bokk quoi ñun affaire yi si xam-xam la doon lalu donc loolay waral boo bindee benn affaire dafay des parce que doo ñëw rek bind pour bind quoi voilà. su ma déggee ngay wax ay jege ay kayit yi jege ay Iba dafa mel ni da nga tarbiyee kii bi nga doon dox booy da nga doon dem doon leen fréquenter wala. mais si dama doon dox la doon fréquenter man Iba buur ba moo ma ko présenté buur ba sama grand frère moo ma ko présenté dafa am loo xam ne mun nga ko gëstu ci sa bopp mais am na loo xam ne il faut nga jege doomu aadama yi pour gëstu ko je vais donner un exemple am na ñoo xam ne tey ji aujourd'hui ils peuvent te parler de la spiritualité si domaine bu sori te ñoom dañ ciy am benn maîtrise boo xam ne fenn rek lañ koy amee moom mooy ci livre yi kese la ñuy lire ñoom gisuñu kenn teewluñu kenn ñoom si ay livre la ñuy lire mais ñooñu mënuñu bokk ak ki nga xam ne certes am na lu mu yër ci kayit yi mais dafa dem jege ak nit parce que il faut que ñu xam ne nit moom mooy xalifa yàlla ci kaw suuf nit moom mooy xalifa yàlla ci kaw suuf maanaam doomu aadama bi mënul am dara fekk jaarul si nit foog mu jaar wasile boobu ne nit boobu noonu foog nga jaar fa donc moo tax rapport démb yi dañ doon tarbiya grand yi parce que da nga doon gis sax ñu doon wax ay booyu diw mais tey ku si nekk nekkoon nga fi booyu kenn mu nekk si lu feeñ wala si lu nëbbu même bu fekkee gisuñu la nga fréquenté benn grand sax am na benn grand boo xam ne am na lu mu influence bu mag bu mu def si yow tu vois donc loolu wax la boo xam ne pour man xam-xam la mais am na lu ko gën a kawe tu vois parce que man moom du ma bëgg di dingat waxu kenn parce que sama sëriñ li mu ma yaree mooy góor yàlla lu mu wax rek dëgg la mais dëgg na dañuy sotante. ok dëgg yi dañu sutandi mais gars dafa jékki-jékki d'un coup parce que man bi compilation code B compilation politicien dafa mel ni dama gisoon beneen Gaston ñu dem ba ci biir ma gis beneen Gaston boo xam ne dafa spirituel de trop parce que moment boobu am na benn sound booy wax man mi yàlla xam na ni lébu laa mënuma feey makaama kenn du ko gisuma woon trop spiritualité boobu nekkul woon ci yow mais d'un coup mu jékki-jékki rek mu am benn déclic lan moo def déclic boobu. waaw déclic boobu moom mooy li ko def rek moom mooy dëgg parce que dëgg moom dafa nekk lu relatif mais nit ku nekk da nga koy xencu léegi ci xencu boobu nga koy dox nag nga koy xencu am na ñoo xam ne dina leen yóbbu si yeneen domaine mais man sama xencu dëgg boobu si lii la ma yóbbu quoi c'est-à-dire dëgg boobu ma doon xencu xaw ma woon lan la dama doon basé wu juste si raison rek laa doon basé wu si xel laa doon basé wu mais da ngay dem ba egg foo xam ne da nga am na loo xam ne pour nga laal ko foog nga jéggi xel waaw léegi nag peut-être tolloon naa benn étape boo xam ne fallait que ma jéggi xel si étape boobu nag laa demee tarbiya si lañ commencé ñu gis sama discours commencé changer parce que mooy ni ma la ko waxee rek nit ku nekk mënoo gàll loo nàmpul voilà donc bu fekkee ni am na lu bees lu ma nàmp forcément dafay far ma gàll ko si sama texte yi loolu la rek quoi mooy Gaston bi démb bi Gaston boo xam ne da doon làmbatu nii rek xamul woon dëgg bi moom mooy lan mais dëgg boobu moom moo Gaston ni muy doxee ci di dem ci dëgg boobu si la dëgg boobu di ñëw ci Gaston ba dëgg boobu mujjee doon Gaston dégg dëgg boobu nag forcément foog mu waxee ci Gaston. En fait yàlla wala Cheikh Moussa wala Ñambi borom daaru ñun ñëpp ci yow lañ ko xamee bien avant mosuñu ko dégg mosuñu ko woon xam bi ñu ko njëkkee dégg sax on se posait la question before yow Cëf laa mos a njëkk a dégg mu wax après yow laat ko déggewaat et yow yaa ko gënoon a fësal mais lan moo la yóbbu foofu di ko parce que yow xaw ma woon foofu nag nga def ba xam affaire yàlla boobu lan moo la ci yóbbu direct. mooy li ma lay wax rek man dëgg laa doon xencu man sama tarbiya certes maa ngi doon fréquenter ak ay nit yu bëri mais écriture moo nekk dafa loo xam ne dafa sacré dafa am benn domaine boo xam ne domaine bu abstrait la boo xam ne yow xamoo ko parce que da ngay mooy li ma la wax dëgg boobu da nga koy xencu rek quoi parce que man sama tarbiya si questionnement la jógee mooy benn texte bu ñuy wax fi bët yem la xel war a tàmbalee jéem di dem jëmale ajak jak ci kaw borom bëgg subaam jak fi bët yem la kumpa doomu aadama commencé lu waral asamaan ci tiim ñu ba noppi suuf tegu si suuf maase c'est des questionnements man sama si questionnement la ma yóbbu parce que ñun ñëpp dañu judd fekk suñu papa ak suñu yaay di julli ñu ne ñu ay jullit lañu am na ñoo xam ne fa lañ yem ñu ngi julli ñu ngi woor mais am na ñoo xam ne dañuy questionner pourquoi mooy julli parce que yàlla moo ma ko sant kan mooy yàlla loolu ay questionnement la c'est-à-dire que su la neexee nga jàng ba am bac bu la neexee nga arrêté dem ko yaa ngi liggéey mais su la neexee nga poser say études loolu la rek quoi.
je vois wax ko dëgg ku si nekk yow yaay xool fi nga bëgg a limiter sa bopp. mais ñu génn tuuti ñu def benn transition rapidement yaa ngi suivre actualité politique Sénégal bien avant sax ñu ciy dugg là nous sommes à Paris démb dafa amoon événement majeur Bercy Youssou Ndour d'habitude dañ la fa doon gis et ñi ngi la doon xaaraat ci Bercy bi gisuñu la lan la te yaa ngi Paris yow yaa bëggul woon jouer wala. waaw mais du ma bëgg a dugg ci volet boobu parce que dafa am loo xam ne lu personnel la te tamit nit ñi il faut que ñuy bàyyi tamit artistes yi di libre seen bopp il faut faire la part des choses entre artiste bi ak nit ki parce que aussi ñi nga xam ne bëgguñu woon jouer ñoom am nañu seen raison personnelle ñu jouer aussi am nañu seen raison personnelle il faut pas tamit ñu bëgg a takk nit ñi ay fas parce que pour man engagement kenn du ko def si nit waaw soit day nekk si yow mu nekk si yow soit nekkul si yow du nekk si yow ñëpp mënuñu def ay sanganu engagé tu vois am na ñoo xam ne Sénégal ñooy def buzz te ay sanganu mbëggeel rek la ñuy way mais am nañ seen public am na ñu leen a déglu tu vois mais moi li ma mën a wax rek mooy bant ci ndox du mës a soppali ko ba doon jasit c'est-à-dire que man Gaston ku ma xam sama début si code pénal ci jàngoro jamono da ngay xam ne Gaston ku social la Gaston ku engagé la spirituellement ak politiquement donc Gaston boobu nag forcément doo ko mën a gis yenn affaires yi foofu rek lañ koy delloo quoi. mais yaa ngi suivre actualité politique Sénégal yaa ngi suivre actualité yi actuellement li xew Sénégal ñun ñëpp gis nañ ko violence bi agression le matin le soir rey nañ diw fii à gauche rey nañ lii tey booy am lecture boobu yow naka nga koy jàngatee. waaw lecture boobu mooy déception rek c'est que coow lu muy rëy lu wax ji di bëri defar Sénégal moom moo tax nit ñi di wax tu vois tey jii nii lu ñu yëg njaak man je pense que ni suñu président Macky Sall moom mooy njaak parce que nit ñi dafa am lu ñu doon bañ di ko xeex muy 3e mandat ba tax ñun ñu wàcc ci tali bi xeex def li ñuy def ba tax moom mu jot nguur gi parce que dañu bañoon ko laal constitution parce que dañu bañoon injustice moo taxoon ñu jógoon xeex ba moom mu jot ci nguur gi donc bu ñu demee ba ëlbatiku moom même su fekkee waxu ko sax publiquement mais nii wii nii noo lay wax te tamit ñun ñëpp gis nañu duñu ay dof quoi xam nañu ci démarche boobu la nekk donc mënoo nag yow nit ñi jóg di xeex pour benn affaire di xeex 3e mandat ba yow nga jot nguur gi nga ëlbatiku bëgg a valider 3e mandat boobu nit ñi duñ ko nangu moom mooy benn bi ñaareel bi mooy marche droit la récemment gars yi def nañ fi ay marche amul xeex amul xuloo amul dara gars yi dañu pare sax respecter civisme nettoyer foofu yëpp donc pourquoi mënuloo autoriser marche bi donc kon li si mënti xew si moom lay dellu responsabilité am lay dellu nit ñi kenn moomu leen kenn mënu leen très exprimer la ñu bëgg a exprimer mënul nekk te il faut que ñu xam ne jamono bu njëkk ba ak jamono léegi bokkul nit ñi dañuy yeewu enjeu yi man si sama lecture c'est pas contre Sonko contre Macky Sall enjeu yi c'est jeunesse africaine bi nga xam ne dafa yeewu ñoo bëgg Afrique moom boppam enjeu bi réel loolu la ñi conscient xam nañ du ay Sonko tey jii bu fi Sonko jóge woon sax xeex bi day continuer di dem ba léegi parce que affaire bi am na loo xam ne yeewu na si nit ñi quoi nit ñi tukki nañu nit ñi xam nañu internet bi léegi affaire yi dafa leer nañ donc nekkatuñu jamono yi bu yàgg ba quoi tu vois donc ndaw yi ñoom ñoo bëgg a jël en charge seen suba te loolu nag du France du États-Unis du kenn ku leen ko mën a teree jël instant yi jeunesse africaine bi dafa conscient dafa bëgg a am autonomie par rapport ak boppam loolu nag révolution la boo xam ne Macky Sall tuuti na trop si tee ko révolution la boo xam ne Macky Sall tuuti na ci téye ko mais Macky Sall instant bi moom moo nekk ci kaw moom mooy mener la danse gas porteur de voix nga gars yi dañ lay déglu bu baax sa voix dafay porter tey bu la mayoon 1 minute juste nga jàkkaarloo ak Macky Sall ban message nga koy wax pour intérêt sénégalais yëpp. bon message bi bu ma koy wax message bu leer la quoi mooy nit bu la jiitalee yërmande la ñuy xaar si yow waaw parce que nit bu lay jiitalee yërmande la ñuy xaar si yow Abdoulaye Wade métti woon na trop mais benn instant yërmande la dawal ñu bëggoon bokk ñëpp da leen bàyyi ñu bokk bañ demee ba affaire yi demee nu mu demee dafa jóg si salaamaaleykum si jàmm dem si jàmm donc moom lu ñu koy ñaan mooy moom en âme et en conscience xam na ni amul droit def 3e mandat ñi ko wër xam nañ ni en âme et conscience amul droit def 3e mandat donc ngir yàlla ak jëmmi yonente bi na def ñi ko fi jiitu woon lijjanti li muy lijjanti
may nañ ko fukki at liggéey nañ fi li muy liggéey kenn waxul ni dafa fi dara mais liñ doon xaar ci moom gisuñu ko donc na pare li muy pare bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy jongante ñu jongante ku ko yàlla jox mu jox ko loolu mooy message bi. loolu mooy message bi mais tey tout le temps bu ñu waxee manifestation jeunesse bi ñooy dee et jeunesse boobu di dee ñu ci bari mooy ñi nga xam ne ñoo leen doon déglu ñu ci bari mooy ñi nga xam ne ñoom nga conscientiser wala ñoom nga defar y compris moi man ma bokk ci d'abord ñi nga xam ne yaa leen defar seen mindset bi yow changé nga leen lu bari tey ji jeunesse boobu boo doon waxaat ak ñoom par rapport ak manifestation yi am parce que démb avant-hier am na 3 morts amaatoon na 14 morts ci problème mu Adji Sarr Sonko te gëm naa ni dafay amaat parce que ñun ñëpp gis nañ ni Macky Sall li mu soxla mooy 3e candidature am donte duñ ko nangul et peut-être dina amaat ñuy dee ban message ngay normalement envoyé tey jeunesse boobu. non jeunesse bi awma message bu ma leen di lancer parce que ay nit la ñuy am xel kon man tu vois certes damay véhiculer samay idée mais ñoom aussi am nañu seen propre loo xam ne ñoom ñoo ko moomal seen bopp tey jii nii sa doom bi nga jur sax bu bëggee génn dem xeexal dëkkam yow mënoo ko téye donc ndeem papa ak yaay moo ko mënul téye du man maay mën a téye kenn mooy li ma la wax dañ toll foo xam ne kenn ku suñ dafa jël ay responsabilités am donc jeunesse boobu dañ jël seen responsabilité c'est tout. responsabilité am la mais hip hop Galsen y a de cela 20 ans Gaston lañ doon wax man personnellement benn critique la am pour Gaston ci benn album dama dégg nga ni rap rek laay def boo ko weddee kaañu rap ñu ma déglu la benn interview nga ni sama nekk ak studio bi damay dugg rap génn lii et man daf ma metti parce que tout le temps fi ma doon xaar Gaston mooy événementiel musuma gis Gaston mu teg événementiel et tout tam pendant 10 ans moom dominé game bi et loolu daf ma metti ba tey parce que tout le temps dama naan boo amoon premier rappeur bu waroon doon milliardaire ci rap Galsen Gaston la waroon doon parce que moom na rap bi pendant 10 ans ou plus toog na fa lu fa kenn toogul mais ci côté événementiel bi côté business bi entertainment bi dafa desoon bien vrai mi ngi ciy doon gis boppam bu baax macha allah mais lan moo waraloon loolu Gaston daaw ñu la gis ci ay événementiel Gaston daaw la organisé tout le temps rap rek laay def li ci des ma toog sama côté. bon déjà bu ma nee rap rek laay def waxuma woon ni rap kese laay def parce que bi ma nekkee Sénégal nekkul rap rek laa doon def maa ngi doon yëngu si leen mais bu ma la nee rap rek laay def mooy dama mën a rap c'est que xam nga tamit dafay am mot bu nekk day am sens propre ak sens figuré peut-être yow sens propre bi nga ko déggee mooy man rap kese laay def non boobu bu ñu waxee yu El Hadj Diouf football rek lay def ça veut pas dire que ni football kese lay def ça veut dire que domaine bu mu nekk domaine bu mu maîtriser la déjà man foofu laa doon waxee si bu may waxee rap laay def maanaam li may def dama ko maîtriser dama ko man foofu laa doon waxee rap laay def moom mooy de 1 de 2 il faut pas ñu comparer démb ak tey parce que bokkul man quelque sorte je me dis que rap Sénégal tey doxul dans la mesure où comme tu dis ñiy organiser yëpp ñooy organiser seen bopp tey jii booy xool concert yu bëri gars yi organiser ñooy organiser seen bopp parce que rap bi doxul ñun suñuy jamono du ñu doon organiser suñuy bopp man su ma doon génne sama album ala album bi di génn da ngay gis ni promoteur bi nekk Kaolack kalal na ma concert fay ma cachet ki nekk Mauritanie fay ma ku nekk Gambie fay ma ku nekk Louga woo ma fay ma ki nekk Dakar donc ñun soxlawuñu woon di organiser parce que affaire bi dafa doxoon dafa amoon ay promoteurs yoo xam ne ñoom dañu gisoon seen bopp ci biir rab bi ñoo doon organiser donc moo tax boo leen di wax ne ay doo leen organiser c'est parce que da ngeen di basé wu juste si tey alors que bokkul tey gars yi dañuy organiser wu ba nga xam ne peut-être ñoom day am ñoo xam ne ñu ngi su ñoom ñooy gérer volet boobu mais ñun suñuy temps volet tout ce qui touche affaire culture ñun daaw ñu ko gérer dafa amoon ay promoteurs yoo xam ne ñoom ñoo doon gérer loolu donc ñaari époques yi mënul bokk quoi. ñaari époques yi mënul bokk mais Gas actuellement nii booy xool rap Galsen et 10 ans ci ginnaaw est-ce que actuellement rap bi fi mu toll nii yow foofu nga ko doon xaar wala gis nga ni am na lu des lu ñu waroon a améliorer et si c'est le cas lan la waroon doon. mais à chaque fois am na lu ñu war a améliorer parce que rap bi PBS kese di rap fi am na fi rap bi nekkoon bi daara ji ñii am na fi mu yóbbu rap bi Rapadio ñëwee ak ñun suñu génération am na fi ñu yóbbu rap bi ay ñoom Dip Ngaaka One Lyrical ñoom ñëpp am na fi ñu yóbbu rap bi ñoom aussi seen bopp conscient nañ ni affaire bi am na lu des donc pour man génération bu nekk dafa am ñëw am lu mu war a jouer muy jouer lu muy war a jouer fu mu nekk ni rap bi li des du si rap bi la des li des ci musique sénégalaise en général la des moom mooy lan mooy bu ñu jëlee jamonoy Souleymane Faye ba si jamonoy bii ñu toll jamonoy ñoom Dip ak Ngaaka mënoo ma limal 10 artistes sénégalais yoo xam ne ils vivent de leur art kese amul ça n'existe pas
artiste koo xam ne si aaram kese lay dund amul ñi ci am chance génn ñu néew lay nekk Ismaïla Lo Baaba Maal Youssou Ndour loolu moom jagle la beneen domaine la beneen loolu dafa am leneen la quoi mais koo xam ne dafay dund ci aaram kese nga xam ne day dem ba xew bu période am xewul sax li mu liggéeyoon di ko dundal loolu amul Sénégal donc loolu mooy problème majeur bi lan moo tax tey Bibson génne 9 albums tey jii nii ba léegi mënul toog Sénégal di gis boppam si liggéey boobu mu def yëpp lan moo tax waa Rapadio liñ def si musique bi yëpp lan moo tax daara ji ak fu ñu dem ci àdduna bi tey jii nii daara ji boo may wax ay Gaston da nga waroon nekk milliardaire mais kon daara ji lan la waroon nekk tu vois lan moo tax loolu noonu c'est des questionnements pour man échec bi ñuy def moom mooy république bi jëlul en charge artistes yi kon fii ni mu nekkee par exemple fii man da ngay inscrire intermittent de spectacle boo defee 40 dates si année bi tu es couvert pendant année bii di ñëw tous les mois da lay fay pourquoi loolu mënuñu ko installer Sénégal tu vois pour man affaire ba foofu la war a nekk quoi dafa war a jóge ci xew nga da ngay lekk xewatoo doo lekk tey jii BSDA mën nañu wax ni la société en général n'a absolument rien fait pour les artistes dara tey jii bu ñu jëlee SODAV maa ngi wax BSDA mais kon léegi SODAV la SODAV nu muy doxee ñun suñuy revenu suñuy retombées yi la ñuy jël mu nekk 100% ñun léegi 35% yi ñoom si la ñuy jël mooy seen fonds de roulement leneen la ñuy fay. donc kon ñun artistes yi ñun ñooy liggéey pour SODAV liggéeyul pour ñun parce que ñoom si seen li leen di fay fan lay jógee si suñuy revenu lay jógee donc kon léegi wax ma lan la république bi lan la société bi def pour artistes yi que daal rien nada c'est ça le problème. mais Gaston hit sur hit mën nañu citer lu mu dee 14 morceaux yoo xam ne ba tey nit ñi dañ koy déglu donc ba tey yaa ngi gis sa bopp ci SODAV. sa bopp tey jii nii ñu demee ni man dañuy toog chaque 2 ans la ñuy dem BCA. dañuy dem SODAV mais boo toogee 2 ans dem SODAV génne nga 5 albums tu vois 2003 remporté nga trophée 2011 remporté nga trophée def nga tour du Sénégal def nga saison mu ngi daw fépp ba tey mu ngi daw si ay théâtre mu ngi daw ci ay film mu ngi daw fu nekk mais boo toogee 2 ans dem BCA bu la joxee sa chèque mais da nga koy bëgg a delloo gars yi ba oui loolu mooy réalité bi. li lay jox sax mënoo si jënd dàll. non loolu mooy réalité bi c'est-à-dire loolu mooy c'est ça la réalité. mais tey benn boy yi nekk Sénégal muy nouvelle génération bi wala lii wala benn boy boo xam ne kenn xamu ko inconnu la daf bëgg a rap bëgg na si àgg fu sori parce que gisuma ni rappeur mën na àgg ba àgg fu romb fi nga nekkoon ci rap kenn nga amago fi disque d'or kenn amago fi lii da ngay xew nekk ci kaw nekk nga ko pendant des années tey boy boobu noonu boo ko doon jox conseil lan nga koy jox comme conseil. mu uti xam-xam c'est-à-dire mu uti xam-xam di def musique am. ba pare am beneen volet boo xam ne si lay yëngu bu bokkul ak musique am waaw maanaam muy def rap ak voilà rap rek wóorul rap rek moom musique rek sax pas rap kese mais musique rek wóorul quoi il faut nga def musique ak et peut-être dafa am ñoo xam ne teel nañ comprendre loolu ñoo si tax léegi instant bi sax ñoom ñoo ciy génn parce que am nañ encadrement bi nga xam ne sax moom mooy dem ak jamono parce que bu njëkk affaire bi c'était pas comme léegi da nga doon nekk rappeur sa benn copain mooy nekk sa manager mais léegi nouvelle génération bi ils ont compris que affaire bi industrie la da nga war a jël ay nit en ku si nekk am lu muy gérer loolu waral sax muy am ay yeneen revenu yoo xam ne di nga ko am lu bokkul ak musique bi kese parce que bu ñu waxante dëgg rek fii Sénégal kenn génnoo fi si sa CD rek mënoo si lekk xaalis bi ngay lekk bi nga war a lekk noonu quoi dañuy waxante dëgg rek gars yi ils parlent d'esprit ñun ñu ngi jaay suñu son yi si plateforme yëpp mais ñun ñëpp xam nañ comment ça se passe bu nekkee TuneCore nga nekk dafa am benn pourcentage bu muy jël yow sa pourcentage tous les lundis ngay dem xool li nga am tu vois dofuñu quoi léegi nag mun nañ lëre nit ñi si ay millions de vues ay kërëb mooy loolu mais tey jii Sénégal ñi fay gis seen bopp dëgg fi ñuy gisee seen bopp du ci vanter CD yi waaw loolu moom dañ koy wax quoi. ça c'est vrai musique bi jaayul wala dundalul artiste bi bu ñu yemee ci musique bi rek mais Gas après Vécu lan mooy toppaat. waaw après Vécu lu si topp moom mooy maa ngi continuer sama wéy instant bi maa ngi war a génne suñu deuxième album parce que il faut tamit nit ñi dañuy fàtte lu bëri quoi Gaston je suis sur plusieurs trucs avant-hier rek maa ngi doon jouer la Villette je suis sur un projet boo xam ne ak MCK projet ak affaire jazz la maa ngi si ay yeneen album yuy génn Malick Frutus maa ngi ci Célébé yoon donc dama nekk si affaire yu bëri laa ñu ngi war a génn suñu deuxième album bi jazz bi normalement war na génn en août 2022 donc ci affaire yu bëri laay nekk loolu waral donc album bi génn naa ko Dakar def naa si li ma si war a def su ma juumul album mu Vécu bi am na 6 ou 7 vidéos dem la ko doon compter moo tax gars yi bu ñuy wax am na 7 vidéos yoo xam ne génn na ci album bi li xaw a des rek moom mooy côté organiser ay concert te loolu peut-être
samay temps bu xat moo ma koy xaw a may parce que damay am tamit engagement yoo xam ne dama koy am fii et je suis obligé de les respecter mais mu ngi sama xel li nekk sama xel moom li nga xam ne mooy sama souhait vraiment mooy def événement bu mag boo xam ne damay reprendre sama it yëpp en live ba pare dindi ay couplets ci booy yi bees ku su nekk ma invité si loolu moom mooy sama li nga xam ne lu gën a mag loo xam ne mu ngi sama biir bopp quoi mooy best of Gaston boobu noonu quoi. best of Gaston loolu dina nice boobu moom ñi ngi koy xaar yàkkamti nañu ko mais Gas dama lay laaj ci 3 artistes rappeurs yoo xam ne xam nga leen nga wax ma ku ci nekk lan lay représenté ci yow wala lan moo la marqué ci moom Simon Kouka. Simon mun naa wax si rap bi bu ñuy wax xarit moom sama xarit la waaw lu jafe la nag mais Simon sama xarit la. Simon nit ku yéwén lay représenté ci man nit koo xam ne il est pas du c'est pas une personne aigrie te ku yéene ñëpp la c'est-à-dire Simon mooy am benn mbir sax mu xam ne yow da nga ko amal dans sax maanaam d'accord ak moom wala da nga koy xeex sax mais yow nga am place si loolu mu yor sax mu woo la ci Simon nit ku fédérateur la nit ku yéwén la. et puis aussi tam nit ku dëggu la quoi loolu la représenté si man. nit dof ki la. nit dof li muy représenté si man nit ku am détermination la nit ku am xadar la si bëtu nit ñi mais nit ku très extrêmement sensible la ci yenn affaires yi quoi du ma koy faral di wax nag mais. scoop laa lay jox quoi su ma fàttalikoo sama àdduna bi may mujjee tuur rongoñ bi may mujjee génn rongoñ xéwal génn si ma bi ma koy fàttaliku si nit dof la jógee mooy bi ma sama problème bi ak malal bu mu ñëwee seet si ma wax yi mu doon wax boobu laa fàttalikoo sama àdduna fu ma mujjee tuur xéwal moo tax ma ne la nit kese la quoi bu ñuy wax nit ak dof boobu noonu loolu noonu c'est pas saayir quoi peut-être nit ñi kese côté nit ku impulsif ki la ñuy gis koo xam ne dafay loolu la ñuy gis mais nit kese la waaw nit kese la. bon keneen ki may wax dama def ak moom émission ma laaj ko ci yow mu ni ma kilifa kër gi nee na Fou Malade li muy gën a regretté ci àddunaam mooy incident boobu mu amoon ak yow bis boo ko rappelé sax dafay am gàcc si gi wax ko lu muy regretté la te man xam naa ne lu muy regretté la parce que xam naa ne Malal nitu kese la xëy na erreur la woon et mi ngi koy regretté tey Malal lan lay représenté pour yow. waaw c'est une question très difficile li muy représenté ci man mooy nit koo xam ne en âme et conscience mooy jéggal naa ko quoi en âme et conscience mais fàttewu ma voilà loolu lay représenté mooy c'est-à-dire que pour man c'est un peu comme traite négrière on a oublié on a pardonné mais on n'a pas oublié quoi pour man loolu lay représenté ci man mais en âme et conscience jéggal naa ko te mun naa sax gën xëy bés ma def ak moom sound parce que intérieurement jéggal naa ko mais mënu ma ko fàtte quoi. waaw mun ma ko fàtte. bon keneen ki moom nit la boo xam ne daf la jege trop daf la jege bokk na ci rappeur bi la gën a jege lan lay représenté ci yow Balvada. yii kooku moom loyauté lay représenté une personne loyale tey jii su ñu nekkoon def dara yëpp moom bokkuñu ci personnes yi nga xam ne ils sont restés très loyal te pourtant bokk na ci ñu fa mujjee ñëw waaw bokk na ñu fa mujjee ñëw. mais ku njàmbe borom daaru dimbali la parce que nit am na nooy mel da ngay xam ne am na lu ñu def si yow quoi waaw am na te loolu ñu def si yow am na jeexital bu mu def si yow waaw donc moom mooy su ma juumul tuddee na ma doom déjà loolu du lu ndaw te jamono jii may wax ak yow jóge na Angleterre ñu ngi Paris seet si ma ñoo nekkoon ñun ñaar ñoo nekkoon fan yii yëpp ñoo nekkoon te nii ak yow boo coupé micro bi dañu war a ànd dem siyaare suñu jëwlin Souleymane Sène nga xam ne moom mooy suñu jëwlin moom mooy suñu sëñ Sam Mbaye si jamono ji moom la ñu war a dem siyaare nii seeti ko ba Poissy donc Balvada rakk lay représenté ci man Balvada mbokk taalibe lay représenté ci man Balvada xarit lay représenté ci man Balvada Gaston lay représenté ci man parce que man. si sama xol dama koy gis ci moom waaw. Gaston de Sen Kumpa a vécu lan nga gis ni loo xam ni dund nga ko ci rab bi loo xam ni tey yaa ngi koy regretter wala loo xam ni dund nga ko ci rab bi loo xam ni bànneex la boo xam ni mënoo ko fàtte.
waaw li ma dund ci rab bi muy bànneex bu ma mënul fàtte moom mooy texte fi bët yam parce que moo tax ma xam Njambe borom daaru moo tax ma tey jii nii ma lu bëri ma démystifier ko quoi dara fukkul sama bët tu vois ma mel ni ma mel donc loolu mooy li gën a rëy li ma am ci te loolu ci rab laa ko amee mooy lu gën a rëy pour man li ma am ci rab bi li may regret ci rab bi li may regret ci rab bi je pense pas que regret aw ma regret man j'ai pas de regret parce que non parce que lépp expérience la rek waaw lépp expérience la parce que métit bu nekk aussi tamit pour man am na loo si war a jàng quoi waaw métit bu nekk am na ay moments yu difficile nag mais moments yu difficile yooyu tamit man je pense que inconsciemment peut-être man aussi def naa ay erreurs yoo xam ne moo tax man ma dund loolu donc ci sama parcours la rek regretté ma si dara aw ma lenn lu may regretté sama life waaw mais su ma amoon lu ma doon defaraat dinaa doon gën a jàng waaw dinaa doon gën a pousser sama étude du ma teel a bàyyi jàng quoi. Gas émission bi mi ngi jeex ñu ngi agsi nañ ci fin bi dafa am benn nit boo xam ne daf la marqué sa àdduna nekkatul ci kaw jamono bi décédé na wala kan la xamuma tey kan nga ma wax koo xam ni marqué woon na la sa life tey bëggoon nga ko gisaat donte benn 5 minutes wala tey boo amoon yóbbante bu ko nit mën a lii am na loo xam ne bëgg nga mu xam ko ci yow wala bëgg nga ko wax loo xam ne mën nga ñu ko wax fii kooku kan lay doon ak lan nga ko doon wax. waaw kooku sama mag la ñu koy wax Astou Ndoye mu génn àdduna donc ñuy seetaan émission bi sama mbokk taaliba yëpp maa ngi leen di ñaan ngeen defal ko ñaan loolu laay dagaan si ñuy seetaan émission bi Astou la tudd sant Ndoye kooku yaay la doon représenté ci man kooku mag la doon représenté ci man waaw ku sori woon ci man la nag waaw parce que man gisuma woon sama papa gisuma woon sama yaay mais am na lu bëri lu mu représenté ci man waaw kooku daal waaw bëggoon naa gisaat donte bonn bés la mais ñu ngi ñaan yàlla mi dara tawul yàlla na ko yaare xaare àjjana waaw kooku moom sori woon na ci man trop. tey kooku lan nga bëggoon tey fii ngi jamono bi 2022 lan nga bëggoon mu xam ko ci yow wala lan nga bu am loo xam ne tey bëggoon nga mu xam ko ci yow wala nga wax ko ko. waaw dafa am loo xam ne yëg la te am na yëg loo xam ne làmmiñ day lot ci tudd ko waaw mais mbiru biir la daal waaw. bon Gas suñu émission jeex na tey am nañ contentement dalal la ci Paris Dakar TV la première chaîne urbaine seen chaîne la ñi ngi fi pour yéen heure bu ngeen ñu soxlaa n'hésitez même pas liggéey bi ngeen ñëw jàpp ci soxla nañ leen ci mais nag pour ñu tàggoo xanaa di ñu may benn 16 bar rek. non man moom dama dugg ci baat moom c'est ba pare maa ngi toog si 6 nga may bëgg indal baatam 16 bar yi mat na. léegi may ñu benn couplet rek. may ñu fi bët yam bu fekkee yaa jàpp nga texte bi ba tey. fi bët yam day xaw a sori fi bët yam la xel war a tàmbalee jéem di dem jëmale ajak jak fi bët yam la kumpa doomu aadama commencé lu waral asamaan ci tiim ñi ba noppi suuf tegu ci suuf maase araf yu làkk ci ginnaaw gi kiiraay yan masque lañ ko maasee tontu bee nga ci biir néegu tarbiya tëjee sa ñetteeli bët rek a mën a xam naka lañ koy tijjee kon naka ak lu tax war a doon baat buy sax saa yoo wéetee ak sa xel àdduna takkandeer la jëmm ji anamu àdduna takkandeer la jëmm ji anamu àdduna takkandeer la jëmm ji anamu donc nag kenn ku nekk jéem a lijjanti ana jëmmi àdduna si yow. mais Gas attends bala ma tëj émission bi dama am benn question il faut que ma laajaat la ko Gas cax bi sound boobu dama ko déglu ba tey mënuma comprendre mais cax bi loolu lan la. waaw cax bi moom cax bi nit la nit la. noonu nit la xarit la nit la yéefar la nit la judit la waaw kàddu gi tawhid la donc li nga doon yëpp nit la. façon version bu ne dégg naa ko ci nit ñi lu ne wax nan ma ko bon mat na li ma doon émission bi waaw. kontaan nañ bu baax si yow nga am benn témoignage bu rafet aussi bu nga def su ñun par rapport ak si dégluñu si teewluñu donc yooyu aussi tam ñu ngi lay ñaanal te yëg nañu ne. yaa ngi ci questionnement maanaam am na loo xam ne yaa ngi koy xencu waaw donc man maa ngi ñaan suñu borom loolu ngay xencu yàlla la ko suñu borom wan yàlla la ko suñu borom yëgal ak ça. waaw mais plaisir la nag kontaan nañ parce que bii mooy émission bi ma gën a neex ci émission yi bii mooy émission bi ma gën a neex bi ma dalee def émission ba tey émission yi ma mus a def Sénégal yi ma mus a def ci àdduna bi yëpp bu ma ko defee c'est grâce à lui parce que su ma demee bay rap bi neex ma ba may def émission moom moo tax lépp lu ma mus a def ci rap muy xaalis bu ma ci dugal. album bu ma mus a produire concert bu ma mus a organiser
bépp rappeur bu ci lekk 1 franc boo yeboo nga di Gaston jërëjëf parce que budul woon moom du ma ko def rap bi du ma neex du ma ci dugg ba ma ciy def 1 franc donc lépp lu ma def ci rap moom moo tax. vrai legacy bu ñuy wax legacy dëgg-dëgg mooy lii. am out. gis mu baade loola street ghetto laa ko roote sama rab ak li muy meññ ñàkk bayfal moo ko roose mënuma ñàkk nekk xakko saf-saf ni Garga Mbossé du kimpi te du jiwe mel na fal la sama paradise jeggi raay bi dugg teel a xeebaat seeni paradise sam faal ku di ba bët set nari dolli jëwin dëbee kafe Touba zikrullahi bayfal yi cant lëmbe toogaay meri ci buntu këri kuróom bu sëgg di leen móolu nandey toog ci bopp koñ bi rey mu deey la ñuy góolu gel yi yom ni doomu dof gaaw ci ubbi jox seen bopp dañuy biir soog a yeew wax bu leer la ci say nopp